nopp yi baax naqareegul quand même. non naqareegul. dox bi faaw nga wàññi ko ndax couvre-feu. couvre-feu bi. jërëjëf 8h daal nañu fekk ñun ñëpp ca kër ya. mooy jàmm fatu teel a fatu. Georges Déthié Diop ñu koy jaajëfal mbokk yi naka noonu yéen ñi nga xamante ni saa su ne yéen a ngi féddali seen kóolute ak kóllëre ak rajo Futur Média ñu ngi leen di ñaanal jàmm sàkku ñaan ci ñëpp. président Macky Sall dogal na état d'urgence ci Sénégal couvre-feu naka noonu li ko dalee tey jii bu juróom-ñeenti waxtu jotee ci ngoon ñu war a kon fatu ba ca ëllëg sa 5h du matin waa Ndakaaru la ak diwaanu Thiès ndax dafa gis moom njiitu réew mi ne jamono yëf yi yéeme na lool ci wàllu jàngoro jeeg tolluwaayam l'heure est grave dogal boobee nag tukkee ci moom njiitu réew mi maire Wakaam dafa gis sax moom Samba Bathily Diallo ne li gënoon mooy ñu fatu confinement fukk ak juróom ciy fan ñàkk bi Sénégal dina ca jot incha allah ca bu boobaa président Sall ne daal dina xelal ñi nga xamante ni ñooy yëngu kër docteur nanu ko war a doxale ci wàllu priorité yi bokk na ca ñoom waa kër docteur ñi nga xamante ni ñooy jonjoog maladie saa su ne ak ñi amee jàngoroog ñi nga xamante daal ñoom la mbas mi gën a bone ci ñoom leneen ci xibaar wàllu yoon la diggante këru courant gi di Senelec ak Akilee tey ji la ñuy xaar tribunal addu ca Akilee di sàkku ci këru courant gi bor bu toll ci milliards juróom-benn jamono yu Senelec bëggee ñu niilal contrat bi dox diggam ak boobu prestataire Abdoulaye Diop ci technique bi. dogal jibee démb ca palais de la république ci président Sall ngir kon rek gën a taral xeex beeg jàngoroy coronavirus bokk na ci xalaat ak dogal ba fa jibee kon ne li ko dalee tey jii ci ngoon bu guddee 9h Dakar ak Thiès dañuy sàkku ci askan wi ñu fatu maanaam ci kaw ab couvre-feu ak état d'urgence ba ca ëllëg sa 5h du matin ndax ni ñu ko waxee jéggi waayu dayook jàngoroy coronavirus président Macky Sall ak sunuy naatango yu rajo télévision bu Sénégal. ginnaaw bu ma dégloo docteur yi ak ñu wax mu li xew dëgg-dëgg ci hôpitaux yi ak ñoom seen ragal bu ñu ragal ne bu ñu taxawul li war ci weeru janvier bii déjà lu raw li ñu génn décembre danañ ko gis te loolu kanam la jëm bu ñu ci taxawul taxawaay yi war loolu tax ma ne dinaa wax ak yéen woote waat askan bi yëpp xamal leen ni waxtu bi ñu toll waxtu bu doy waar la waxtu bu garaaw la ndax bu ñu jëlul ay matukaay yi ñu war a jël nettali bi du gën loolu tax nag ma ne bi ñu gisee feebar bi ni mu lawee rawatina ci région Ndakaaru muy capitale bi ak région de Thiès ñoom ñaari gox yooyu boo leen boole téeméer boo jël suñu feebar ci réew mi juróom-ñeent fukk yi daanaka foofu lañ nekk kon ñaari région yooyu dinaa jël état d'urgence à partir de ëllëg boo xam ne dana indi ay restriction maanaam danañ wàññi dem bi ak dëkk bi te dinañ def couvre-feu ci dëkk yooyu la muy région de Dakar région de Thiès lu ko dalee juróom-ñeenti waxtu ci guddi ba juróomi waxtu ci fajar loolu nag maa ngi wax ministre yëpp ku si ne ci la nga war a def ak la nga war a dogal nga jël say matuwaay ba ci gouverneur yi nga xam ne ñoo yilif région yooyu ak préfet yi nekk ci gox yooyu lii nag du tere yeneen i matukaay daañu ko jël ci wàllu déplacement su ko laajee loolu yëpp dinañ ko gën a mottali fii ak ëllëg ba xool daal nu ñuy def ba nit ñi mën a jëfee ndigal yi nga xam ne jox nañ leen ko te ñu koy def rek ngir wér-gu-yaramu askan wi. mu nekkoon njiitu réew mi président Macky Sall démb ginnaaw ndaje mi nga xamante ni seqoon na ko ak kàngam yi seen xam-xam màccee ci wàllu kër docteur ngir xool jëmmu geneen gu nuy jox xeex beeg jàngoro coronavirus ginnaaw bi lii di tolluwaay geeg xayma yi yéeme lool xayma yi li koy firndeel mooy kàddu yu ministre de la santé démb ak rajo télévision bu Sénégal ci réew mi juróom-ñaar fukk ak ñaar ñu faatu ci weer wi ñu génn 72 morts ci weneen wàll it ñetti junni ñoo xamante ni ci weer décembre rek amee nañ jàngoro ji ci wàllu contamination waral kon ni ñu ko waxee dogal yi wadd démb maire Wakaam moom dafa gis ne mënoon na caa gën a sori sax ci wàllu dogal maanaam dem ba ci confinement fukk ak juróom ci fan ca gox ba Wakaam Samba Bathily loolee la gis ne daal mun na doon saafara ci mbir yi ci confinement 15 jours au-delà sûrement de Wakaam ngeen baal ma bu ko weesoo dañu koy déglu moom maire Samba Bathily Diallo ci édition spéciale démb ak RFM. dafa mel ni jàngoro amul xew yi day fees del nit yi gëmuñu jàngoro bi nit yi nag bu ñu gëmul jàngoro bi te jàngoro bi di def ay dégâts yu muy def ci àdduna di ndërmel koom yi ndax man maire laa gis naa ni mu ñuy sonnale ci suñu budget yi il faut que ñu jël ay mesures yoo nga xamante ni du yàgg loolu waaye dinañu nag dimbali pour que ñu jóge fi yaa ngi nekk par ay centaine de cas yaa ngi gis léegi boo mooy pour ñu egg 200 cas et cetera mais est-ce que si rythme bi ñu jël ñu ne 18 heures ñu ne 21 heures ba 5 heures du matin est-ce que loolu yaakaar nga ne loolu kese
mun na tax mu ralentir jàngoro bi tey bëccëg bi la nit yi di gën a dox bëccëg bi la nit yi gën a dox guddi gi nit ñi dañuy tëdd ci ñuy dox bëriwul est-ce que waxuma du si wàññi ndax du sali cette mesure waaye li muy wàññi lu néew la par rapport ak bu ñu jëloon mesures yi nga xam ne loolu la ñu war a jël suñu courage informer nit yi sensibiliser nit yi ba ñu gëm ko ñu jël mesures yi ñu toog bokk ab benn fukki fan ak juróom boo nga xamante ne ñu ku ñu war a dimbali la pour que nit yi mën a toog seen kër yi nit ñi mën a jàngoro ji man ci jóge pour que ñu am jàmm man de loolu laa gëm. voilà mu nekkoon xalaatu maire Wakaam Somba Bathily Diallo ci wàllu li nga xamante ni mooy toog gi war askan wi ngir moytu jàngoro ji ñu fàttali ni ci wàllu wér-gu-yaram virus bi ci yaramab doomu aadama rek la mun a wéyal ak dundam kon lu jëm ci wàllu xeex bi dandante gi ak masque yi di barrières yi dina bokk ci li nga xamante ni moo koy faagaagal moo waral càkkutéef gi jëm ci askan wi ci fànn woowee ñàkk bi it mooy li nga xamante ni naay la boo xamante ni xëy na mooy bi gën a wér jamonoy àddina ñëpp nga ca ci wàllu ñàkku gi Sénégal it incha allah dina ca soobu loolu njiitu réew mi ko xamle démb sàkku na ci waa kër docteur ñu daal di ko daal di xalaatal ay tëralin ci wàllu stratégie ngir ñàkkee gi bu keroogee mu teer si Sénégal ñu déglu président Macky Sall ba tey ak waa RTS. wàllu ñàkk bi waxtaan nañ ci bu baax a baax donte Sénégal mu ngi liggéey ak organisation mondiale de la santé di liggéey ak kuréel bi ñuy wax Gavi. danañu jël suñu matukaayu bopp yoo xam ne ñii di waa kër docteur déjà ñoom ñi nga xam ne it ñoom la feebar bi di gën a wàll ndax ñoom ñooy lal maladie ñoo leen di faj suba ngoon guddeeg bëccëg ñooñu ak ñi nga xam ne ay mag lañu te am yenn at yi nga xam ne feebar bi du xej ci ñoom catégorie googu ñu wutal leen ping ngir ñooñu moom ñu mën a continuer liggéey bi ñu def su ko defee nag fu ñu toll rek ñu nag waa organisation mondiale de la santé ak yeneen dëkk Afrique yi ñu mën a continuer xool nu ñuy amee vaccin bi te it may ñaan ñi nga xam ne dañuy wax di yàq surtout suñu jëm ci vaccin bi nañu ko bàyyi parce que bés bu ñu amulee ñàkk bi musiba rek mooy am ci réew mi kon loo xam ne la mënul ñàkk li ñu ñàkkee gone yi tey jii si fukki feebar ak benn ak ñeent ci programme élargi de vaccination loolu bu amuloon tey kon poliomyélite xureet ak xeetu feebar yooyu yëpp tey day nekk ci biir askan wi kon wax ne feebaru Covid bi muy mbas mi suñ ko ñàkkee dana indi lii dana dofloo nit ñi loolu ay waxu caaxaan. njiit réew mi président Macky Sall démb ci wàllu ñàkk beeg tëralin wi mu ci bëgg ci réew mi waaye it di ñaan ñi nga xamante dañu ci wax luy yàq xel ñu bakko ndax ci gis-gisam solo gu am ñàkk am ngir faagaagal jàngoro yenn yi ñu fàttali ne kon dogal di jibee ca présidence de la république fii léegi yeneen nay dogal war ko gunge du ñàkk xëy na tey jii ci ndajem conseil des ministres gi mooy wàllu état d'urgence bu ñu toftal couvre-feu ci diwaan yi ci Sénégal muy Dakaaru ba diwaanu Thiès. kon ñaari diwaan yooyee le couvre-feu gi daal di am lu mu jotale ak ñoom ci wàllu fatu gi 21h 9h ci guddi gi ba ca fajar sa 5h du matin tolluwaay jàngoor ji li ko waral ak xayma yi ci tukkee ci ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr feggoo woon sax biig ak naataangoom ministre intérieur Antoine Félix Diome ci ndaje ca RTS moom it monsieur le ministre de l'intérieur fàttali mbokk yi rek li leen war ci patu gi ak la ca mën a fekk nit ne daan bu sañoon du nu yegg ca daan ya waaye te yoon dina daal di jël ay tëralin ngir kon defloo askan wi loolee nu bëgg ci ñoom di fatu gi ba ca ëllëg sa dina nu may it ay dérogation lu jëm ci wàllu autorisation ngir dem ak dikk ñi ko seen ab liggéey laaj ci diirëb couvre-feu bi RFM juróom-ñetti waxtu tegal juróom-ñetti minutes. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. leneen ne ay xibaar ci wàllu yoon diggante këru courant gi di Senelec ak Akilee tey jii la ci tribunal du commerce di addu ñu fàttali rek ne ëttu àtte bi ñaari wàll yëpp jokkoo ak moom muy Akilee mi toppee Senelec mu ne juróom-benni milliards di Senelec bi bëgg ñu niilal contrat bi Ndate Diop ci leeral. coow li dalagul ba léegi diggante Senelec ak Akilee ñaari wàll yi ñu leen di xaar ci alxames ji ci kanamu tribunal bu commerce bu ndakaaru jëm ci ñaari procédure yu waroo lool bu njëkk bi Akilee moom mooy topp société nationale d'électricité ngir mu fay ko lu toll ci ñaari milliards yu tegal juróom benn téeméer ak juróom fukk ak ñaar ci ay millions mu di ab bor boo xam ne ni Senelec daf ko yoreel te nangu na ko ba dëggal ko laataa ñuy dog contrat bi nga xam ni moom moo dox seen diggante moom mi ko waroon a installeel ay compteur intelligent
koppar yooyu nag bu ñu sukkandikoo ci waa Akilee def di liggéey boo xam ni def nañ ko ba pare ñu war leen koo fay beneen procédure bi Senelec moom moo ko yëkkati ngir sàkku ñu daal di tas société bi di Akilee loolu nag gannaaw ba Akilee gantalee jaay lenn ci ay paaram ñi di waa Senelec ndax Senelec daf leen doon proposé ñu nekk ab pàcc di maanaam ab filiale ci biir Senelec Akilee Senelec coow li yàgg lool waaye lépp mi ngi doore gannaaw ba Papa Demba Bitèye directeur général bu Senelec yëkkatee kàddu di diingat contrat boobu nga xam ni mi ngi toll ci fukki at nga xam ni ka mu wuutu ci boppu kër gi di Mouhamadou Mokhtar Cissé moom moo ko signé ci weeru février atum 2019 fukki at yoo xam ne ni Akilee dafay jébbal waa Senelec lu toll ci $2 milliards ak juróom-ñaari téeméeri junni ci ay compteur intelligent ñu xayma ko ci téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar ci ay milliards mu di mbir moo xam ne ni yëkkati woon na coow lu rëy ci réewum Sénégal ku jéggi société civile mouvement citoyen yi ku ci nekk yëkkati di ci àddu naam sax mbir moomu demoon na ba àgg ci kanamu ARMP di autorité de régulation des marchés publics waaye moom lam ca mujj wax moom moo di contrat ba jaar na yoon naam sax su fekkee ay kàddu jiboon na doon wax mbirum délit d'initié wala sax conflit d'intérêt. Hadj Ndate Diop ñu koy jaajëfal ñu waxtaanee politique ak càmbar gi ñeel kàggu mi def mbind mi ngiri élection ci Sénégal muy fichier électoral bi juróom-ñeenti expert yi nga xamante ni ñoom la ñu sas boobu liggéey ci wàllu ko xayma ba tey jile wàll yi séq waxtaan yi ñoom daganalagunu seen ak nekkoon ay expert li ñu bëgg mooy dem ba xam fu nu wéer tànneef li tukkee ci cabinet ERA ñu ci mel ni pôle pouvoir bu Sénégal ñi fare nguur gi dañu ci ànd ak kenn ci seen ndaw Marcel Ndiaye ak Salif Sow. ñun ñëpp a d'accord ne cabinet bi lim dafa jot a def ci liggéey lu baax la lu rafet la mais fekk ñun am nañ ci baat dañoo bëgg moom cabinet bi mu gën a leeral alors su ko defee ñu xam ne kii nii la bindoo kale nii la bindoo c'est-à-dire kii nga xam ne moom la choisir moom ci boppam en attendant avant ñu toog nag mën a prononcer wu très clairement ci choix yooyu naam am na 9 personnes ni nga waxe mais je pense que aajuwul en attendant suñ toll nii léegi suñ bëggee vraiment quand même defe ko ni mu waree aajuwul ñu commencé di ne kii moom lañ tan kale lañ tan te faram fàccewuñ ko bi mu leer ne nii lañ ko tane nale lañ ko tane nii la bindoo moom na leen daan bindoo moom looloo tax ñu ne cabinet bi naam liggéey bi rafet na mais dañoo bëgg nga leeralal ñu loolu beneen yoon moo tax ñu d'accord ñun ñëpp ne su ci yàlla àndee alterné le 11 ñu dajawaat fekk moom mu préparé dossier boobu suñ ñëwee mu def exposition ñun itam ñu mën a xam ne lii moo waral loolu foofu lañ ci toll. ñu des ba tey ak càmbar gi ñeel kàggu mi def mbindu mi ci élection du fichier électoral bu Sénégal ak ñàkk a teewu ko PDS ci dialogue national bi terewul parti bi bu maître Abdoulaye Wade di sàkku bépp sañ-sañëpp ami gët ci doxalin wi di processus électoral secrétaire général national adjoint bi yore wàllu élection bu PDS sax la ñu ci àndal Cheikh Dieng ak Salif Sow. Parti démocratique sénégalais dafa bind ministre de l'intérieur ne ko ñun. audit bi nga xam ne mooy saytu bi nga xam ne dañ koy def ci fichier électoral bi ak dañ koy def ci tëralinu élection yi ni mu demee ñun parti démocratique sénégalais dañ cee war a bokk ndax ñun ñooy parti d'opposition bi gën a mag ci Sénégal moom la ñu bind ministre de l'intérieur pour réclamer ko te loolu nag ñu si jël seede askanu Sénégal gépp ak askanu communauté internationale bépp ndax dañ cee war a bokk am nañ fa sunu place bu dialogue national moom biñ koy def tamit ñëpp xamoon nañ la ko taxoon a jóg loolu objectif yi président Macky Sall am na ko ba pare moo doon mu fexe ba ñenn ñu bokk ci kujje gi dañoo ŋaarale woon tànk bii tànk nekk ci opposition bee tànk nekk ci biir pouvoir bi mu fexe nu mu leen yoonalee ba ñu mën a dem fekke ko loolu moom suñu yoon nekku ci ñun bokkuñu ci woon démb te duñ ci bokk ëllëg wante lii di audit du fichier électoral bi jotewul dara ak wàllu dialogue dinañ ko xeex te président Macky Sall xam na ni mënta def audit fichier électoral mënta organiser ay élections yu leer Sénégal te parti démocratique sénégalais nekkut ca bopp ba. RFM Sport.
tàggat yaram ñu dalal Cheikh Tidiane Diagne sëñ Cheikh maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alaaji Assane. bismillah. daal di ko door rek football Teungueth FC mi nga xamante ni daal na dugg ci taarixu footballu Sénégal gannaaw équipe bu Jeanne d'Arc bu Dakar mi nga xamante ni fukki at ak juróom-ñaar ci gannaaw defoon na ko maanaam dugg nañ ci li nga xamante ni daal moo di phase de poule Ligue des Champions la ko waral nag moo di démb ci jongante gu ñu doon amal ca Casablanca seen digg ak ñi nga xamante ni ñoo di waa Raja équipe bu Sénégal bi moo leen mujj daan gannaaw tir au but ci temps réglementaire nag 0-0 lañ defoon noonu lañ ko defee yoon itam fan yi la weesu woon fii nii ci Sénégal waaye jàppale ni gile match nag dañ ko football ci ay conditions yu jafe-jafe ndax match bi nu mu dooree ba nu mu jeexee da doon taw waaye gune yi ñafe nañ ko ba wone xarañteef gu mat sëkk mujj kon boo qualifié loolu moo di kàddu seen directeur technique di Alassane Dia ñu déglu ko ci téléphone Babacar Fall. Je pense que ça a été un match très difficile. dama jàpp ne match bu metti woon la gis ngeen conditions yi ci wàllu jaww ji waral na ba mujj ñoo taxaw ngir mën a circuler bal bi ñu tamit amal tactique bi nga xam ne équipe bu ne moom nga waajaloon dafa sax dem ba mel ne daal but sa cœur waaye tamit taxewul def nañ suñu kemtalaayu kattan ci équipe bi nga xam ne am na expérience équipe bu baax a baax Raja xam nañu am na expérience waaye nag ci yile conditions expérience ak ki nga xam ne moom dafa daal di tàmbale dafay xaw a tolloo waaye nag ñun jàpp nañu bu baax a baax dem ba jeex ci lu ñu bëggoon nekkoon sax suñu gént moo nekkoon éliminer équipe bu Raja dem ci phase de poule yi. Voilà pour intégrer la phase de poule. mi ngi noonu kon mbokk ñi nga xamante ne ñoo di waa Teungueth FC jot nañu ko lijjanti qualifié ci li nga xamante ne moo di phase de poule Ligue des Champions ci wàllu coupe CAF nag geneenu équipe moo daal di teewal Sénégal ci lu ni mel moo di Jaraaf bu Dakar ñoom nag tey jii ci ngoon danañ daal di jogante seen naataango yu Côte d'Ivoire di San Pedro foofu la ci Abidjan lañ koy daal di amal fàttali nag ca match aller ba fii nii ci Thiès ñi nga xam ne ñoo di doomu Côte d'Ivoire ñoom ñoo ci jotoon a am ndam benn bal ci dara seen diggante ak ñii di waa Jaraaf bu Dakar ba tey wàllu football ñi nga xam ne ñoo di waa Saint-Étienne dañoo daal di recruter ab góol bu bees bi nga xam ne doomu Sénégal moo di Boubacar Fall doon góolu équipe nationale U20 bu Sénégal moom nag ma nga doon évoluer ci club bi di Espoir bu Guédiawaye donte nag ñoom ñàkk nañu jour waaye daal gis nañ ci seen bopp ci transaction financière bi nga xam ne daal jot nañ ko dox seen digg ak ñii di waa Saint-Étienne loolu moo di kaddu Amadou Diop Diagne di directeur technique bu équipe bi nga xam te ne moo di Espoir bu Guédiawaye ñu déglu ko ci micro Salif Sow. ci suñu joueur bi nga xamante mooy Boubacar Fall bi signé démb ci club Saint-Étienne bi voilà donc pour montant bi mënaguñ cee wax waaye fii ak ci kanam daal dinañ ci mën a wax daal mais jotagul voilà donc di leen xamal ni moom am na xarañteef bi am na pas-pas bi pour gën a mun a dëggal boppam foofu di ko ñaanal yàlla na ko yàlla lafal cat. waajal nañ ko préparé nañ ko ci liggéey bi parce que demam bi yaakaar naa ginnaawam dina am ñu ko remplacer am na ay xale yoo xamante ni ñu ngi fa xale yu xarañ comme moom ñoo xamante ni ñoom dinañ continuer liggéey bi ak ñoom comme ni ngeen ko xamee ndaw footballkat yëpp dañuy ñaan yàlla suba ñu nekk ay joueurs professionnels même su ko footballkat yëpp mënta nekk aussi ñu xam ni joueur bu ci nekk aussi am nga sañ-sañ di am yaakaar di góorgóorlu di liggéey pour ëllëg yàlla mun la jàppale nga nekk joueur professionnel. équipe bi nag bàyyi nañ xel ci loolu liggéey nañ ci donc ñu continuer liggéey bi rek parce que liggéey bi continuité la dinañ continuer ak xale yi fa nekk liggéey bi nga xamante ni sumboon nañ ko. voilà di ñaanal nag Boubacar Fall fa mu dem yàlla defal ko ay ndam yu kawe njortam di leen xamal ni rek am na xarañteef bi te am na pasteef bi donc di ko ñaanal yàlla rek yàlla aar ko yàlla lafal ko cat di souhaiter yeneen xale yi tamit bonne chance. championnat yi ca biti réew championnat bu France ñoom nag danañ daal di dooraat seen jongante ni ki tey jii méngoog seen 18e journée ci wàllu jongante jàpp leen ni ci bu 18h jotee ñi nga xam ne ñoo di waa Nantes danañ daal di tase ak Rennes Nîmes moom dana fekk Strasbourg ca dëkkam Brest ak Nice dañ daal di tase noonu itam diggante Lorient ak AS Monaco Metz moom dina dalal ñi di waa Dijon 20h geneen série rencontre yi diggante Reims lay daal di doon ak Dijon Marseille ca dëkkam dina daal di dalal ñi nga xam te ñoo di waa Montpellier Paris Saint-Germain bu Idrissa Gana Gueye ak itam seen entraîneur bu bees bi di doomu Argentine di Mauricio Pochettino ñoom dañuy fekk Saint-Étienne ca dëkkam Lille moom moo féetee ci place bu njëkk bi dana tas ak ñi di waa Angers Lens moom dana fekk Lyon ca dëkkam ci Espagne gi seen maanaam dañuy dabe seen deuxième journée di ab match retard FC Barcelone moom tey jii ci ngoon dana fekki ñi di waa Atlético Bilbao ci Italie seen 6e journée ci jongante ñuy xaarandi tey jii ci ngoon Inter de Milan dana fekk Sampdoria bu Gênes ca dëkkam AS Roma dana fekk Crotone ca dëkkam Lazio bu Rome dina daal di dalal ñi di waa Fiorentina Spezia moom dana fekki Napoli bu Kalidou Koulibaly ca dëkkam ka féete
jamono gi ci place bu njëkk bi moo di AC Milan diggam ak Juventus de Turin loolu nag mën nañ ko tuddee li nga xam te daal moo di choc gi les journée ñu daal di ko jeexalee ca Angleterre ak demi-finale League Cup tey jii ci ngoon 19h45 ñaari équipe yi nga xam te ni daal ñoom ñoo nekk foofu la ca Manchester di Manchester United ak Manchester City ñoom ñoo tase ci derby bi nga xam te ñu koy xaarane tey jii ci ngoon incha allah foofu la ca Angleterre ci bu 19h45 jotee la jasan maa ngi lay gërëm sëñ Cheikh tey toilette bi dafa génn ak studio bi ak plateau bi xam nga. waaw moom yaa ñu ne moom macha allah studio bi moom franchement. ça donne envie de travailler. jaajëf sëñ Cheikh RFM rajo askan wi. Cheikh Tidiane Diagne ñu koy jaajëfal dalal Alaaji Ndate Diop ci chronique culture bi. dal leen ak jàmm. ci lu jëm ci yokk man-manu ñi nga xam ni ñoom ñoo yëngatu ci wàllu cinéma rawatina film documentaire les films de l'atelier àndandoo ak ñi di waa FOPICA di Fonds pour la promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle daal di nañuy door ab projet bu ñu duppee itinéraire documentaire cérémonie de lancement bi amal nañ ko démb ci maison de la culture Douta Seck ci teewaayu ko Ramata Anne. itinéraire documentaire loolu mooy li ñu tuddee li judd ci lëkkaloo bi dox diggante les films de l'atelier ak waa FOPICA ñaari kuréel yi bëgg boole seen doole ci defarum film documentaire Abdoul Aziz Cissé secrétaire permanent bu FOPICA ni projet bi li ko tax a jóg mooy fexe ba sukkandiku am ci seen liggéey. Dakar la ñuy commencer après dinañu def au moins 5 à 6 régions pour première phase bi deuxième phase bi dina jël en charge yeneen régions yi nga xam yëpp mënuñ leen jël ci première phase pour te bëgg nañu def cinéma mën a aussi bénéficier ci formation yooyu pour renforcer seen capacité. mu teg ci ni FOPICA bokk na ci ñiy gunge acteurs yi ngir lëkkale leen ak acteurs yi nekk ci yeneen régions yi. bi mu ko initié ñun dañ ko jàppale le FOPICA et le ministère de la culture du Sénégal dañ ko accompagner pour permettre ko mu développer ay formations dans les régions du Sénégal. film documentaire bokk na ci li gën a yitteel FOPICA jamono ji kuréel gi taxaw ngir wane mën-mënu acteurs yi ci domaine boobu. son excellence Inoussa Ousseini génn àdduna ni ki démb moom moo nekkoon ambassadeur bu Niger fële ca UNESCO nekkoon tamit ab cinéaste bu xarañ lool moom tamit nekkoon na ki nga xam ni moom moo jëroon raaya bi ñu duppee prix de la critique ci FESPACO bu atum 1976 nekkoon na tamit jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu communication ca Niger moom moo taxawaloon forum africain bu film documentaire mi ngi génn àdduna démb ci juróom-ñaar fukki atam ak ñaar jageen jëf ci déglu bi fii la ñu yem dig daje ëllëg. jërëjëf Alaaji Ndate Diop laata Mamadou Mouhamed Ndiaye di leen tàqar ñi la mu jàngee ci yéenekaay yi tey jile dañuy àndaat ak Papa Ngagne Ndiaye ci ñu bari ñu ko doon sàkku conférence di yóbbalu Papa Ngagne ayu bés bu ne la ñëwaat na ak yéen kon tey ji ci àllarba ji ñu soobuwaat ci conférence ak Papa Ngagne Ndiaye. conférence thème ñu dellu si ci tolluwaayu politique ci biir réew mi. tas parti Pastef tas mairie bu Ndakaaru tasaare ku jëg politique gi bu ci desee bu yaboo ñu xam ne nekkatuñu ci république waxuma la ak démocratie dellu nañu ca njaayum jaam ña buur sañ rakum dëndëm ne ku fi fanaan mu def la jaam bu ma déggee njiital réew mi président Macky Sall di méngale boppam ak Birima Maïssata Dior ma ca benn baat ba bu waxee ren bala muy waxati muy déwén ma ni daa umpule Birima buur la woon fu mu toog ay dagam wër ko waxam ak joxoñam sant waaw ndax ci lu nu mel la ñu président Macky Sall bëgg a delloo nuru na ko ku dégg li mu wax ci wàllu justice ak ni mu ko ngëbe ci loxom ba ku ko neex dugg kaso ku ko neexul du dugg kaso vraiment c'est dommage du ma ni Abdoulaye Wade baaxul woon ci suñu démocratie waaye lu ko gën fuuf la ñu doon xaar ci moom président Macky Sall mu dekkal ngor dekkal njub dekkal yoon ci biir réew mi ba fii li ñu fi mën ne gongo bariwul lu aju ci mairie bu Ndakaaru la gënoon moo dina xaar ba gañe ko ba dégg wiiw ba noppi doog koo tas bu ko defee mu neex a layal lu aju ci parti Pastef itam daa war a xaar ba ñu def fi wala ñu wax fi lu mu fi deful waxu ko fi mu doog koo tas bu ko defee mu neex a layal naam dëgg la moom moo yore décret waaye ci askan wi la ko jëlee te askan woowu nag ñoo fal maire bu Ndakaaru jël njiital Pastef def ko 3e ci wote yi mu nekk 1er moom président li gën nag ci démocratie mooy ku nekk nañu ko jox gëddaam te président bala may jeexal tontul kii di Kouthia soo ko mënul waxal sa comédien yi ñu génn tontu ko Abou Bilal dafa samp ab laaj bëgg xam bés buñ fa jëlee maire bu Ndakaaru bu fi maire bu Paris dikkee ci ak ngan ana kan moo koy teextu wasalaam ba beneen conférence. incha allah di ngeen ko dégluwaat conférence ak Papa Ngagne Ndiaye ci kanam tuuti lay doon bu xibaaru 13h yi ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. Electronic Corp ak seen marque bi di Beko Universal Pousse ak seen savon de Marseille créole
ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. ak Modou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Ndakaaru ak kees Macky Sall solaat na leen ci kees Soleil national nee nañu président national jël na dogal démb dellu si ci réew mi état d'urgence bu ànd ak couvre-feu ci Ndakaaru ak ci kees ñaari diiwaan yooyee askano fa dëkk bu 9h ci guddi jotee maanaam 21h ci la ñuy fatu 5h ci suba ci la ñuy ubbi li sabab dogal bu ni mel yéenekaay bi nee nañu moo di dañoo seetlu ne woppi coronavirus ji bu doon téeméer la juróom-ñeent fukk yépp maanaam 90% yi ñoo ngi ci diggante Ndakaaru ak kees état d'urgence bi ñu jël couvre-feu bi nga xam ne moom la àndal yéenekaay bi nee nañu ak njëlbeen la rek waaye dana am yeneen i dogal yu ca war a topp tey jii ci la ñuy xam dogal yi yan la ginnaaw ndajam conseil des ministres yéenekaay yi xëy séddoo kàddu yu président national yi mu yëkkati démb ci guddi ci télévision nationale Walf Quotidien bind ne Macky Sall delloo si waat na couvre-feu gi Le Témoin ñu ne ko waaye du doon ci réew mi yépp Ndakaaru ak kees ñoom la ñuy couvre-feu pour le moment li tiital kilifay réew mi ba tax ñu dellu ci mesures yi moo di wopp ji ak ni mu mel ci réew mi ci diirub ñaari weer rek téeméeri nit ak ñaar faatu nañu ci mbas mi ñeenti junniy cas ak ñaari téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn yu yees am na fi l'heure est grave waxi Macky Sall joojee moom la journal Le Témoin xëy teg ci xëtamu njëkk Diouf Sarr ministre de la santé dolli ñu ci ne ñoo ngi jëm ci situation boo xam ne bu ñu ci teelu te jóg dana ëppi loxo Vox Populi ak L'As xëy ñu xamal ne Ndakaaru ak Kees ñoom la état bi jugal ginnaaw ba ñu seetloo ne ñaari région yooyee mooy barab yi nga xam ne ca la coronavirus bi gën a wulee ñaay Sud Quotidien nañu Macky Sall confiné waat na Ndakaaru ak Kees Réew mi Quotidien nañu tey jii ci àllarba ji ci la état d'urgence bi couvre-feu partiel gi di door Le Quotidien nañu diggante Ndakaaru ak Kees fii la inde bi di folote moo waral Macky Sall tëj na ko La Tribune feelu ko nañu Ndakaaru ak Kees ñoom la Macky Sall tëj Tribune tegal ñu ci ne askan wi bañ ñii di ñàkk yi ak di dingan ñàkk yi dañu sonal seen bopp rek waaye ñàkk yi bu yegsee ñëppay ñàkku ci fajkat yi maanaam personnel de santé bi ci lañ koy tàmbalee anki dina kay nañu deuxième vague gi am ci coronavirus bi moo waral Macky Sall seere na wiis bi ba mu woo Kong nee na santaane nañu defal ko ab stratégie nationale de vaccination démb la ñu gonte woon ab conseil présidentiel ca palais ba juróomi waxtu yéenekaay bi nañu Macky Sall ak ñi séq comité gestion coronavirus bi toog nañu ko dina saka nocc ci mbas mi ak di xool yan matuwaay dañu jël ngir xeex deuxième vague gi lii quotidien nañu li mu ñaanoon waa réew mi moom Macky Sall mu di ñu jàng dund ak virus bi loolee la ko waa réew mi mayul ba tax Macky Sall delluwaat ca état d'urgence yeeg ca couvre-feu ya l'observateur nañu décision bi mu jël démb moom Macky Sall ba siiwal ko ci weeru décembre 2020 ba léegi ñoo nga ca doon xalaat may sababu dib économiste ni ñu ci biir yéenekaay bi dogal la boo xam ne dana gën a dolli jafe-jafe yi comme koomu réew mi nekkee woon beneen économiste di Mohamed Diané ñi ci nar a gën a loru nag moo di ñi nekkee ci secteur informel bi docteur Yaya Niang di jàngalekat gëstukat ci wàllu droit public xamal ñu ci l'observateur ne état d'urgence bi mënul weesu fukki fan ak ñaar source wa nañu ak Macky Sall lu nekk mën na am bu dee article 69 bu constitution bi may na président mu décréter état d'urgence te du jar muy jaare assemblée nationale couvre-feu bi moom mënut a weesu fukki fan ak ñaar léegi nag li nekk ci boppu Macky Sall moo di nan la mën a def ba tëbal loolee ko nar a indil ay gàllankoor ci article 69 bi lise ko nañu li poussé Macky Sall ba tax mu dellu ci mesures yu tar yi moo di coronavirus beeg ni mu mel ak bakkan yu bari yi mu fiy jël ministre intérieur Antoine Diome jël kàddu gi ci xët mu njëkku yéenekaay bi di wax ci les échos ne takk der yi danañu taxaw fu nekk taxaw temm ngir askan wi jëfee mesures yi Mimi Touré waa inspection générale d'État ñoo ngay lu ñutu ab liggéeyam ca conseil économique social et environnemental ga mu nekkoon journal Libération mu bind xibaar bi ci xët mu njëkk xamal ñu ne inspecteur yi ñu yebal ca conseil économique social et environnemental ngir ñu auditer ko juróom benn inspecteur général d'État lañu jot nañu seeni ordre de mission la leen fa yóbbu moo di càmbar kër ga ak na mu doon doxee 2020 ñu dox dem ci Vox Populi journal bi xëy na séq waxtaan wu yaatu ak Fatou Sène responsable femme APR département bu Bambey bokkit ci au conseil collectivité territoriale li mu njëkk a xam ne ci waxtaan moo di lu jëm ci financement parti politique yi moom soxna si di madame Fatou Sène nee na kaaraange akuk dal gi am ci Sénégal suñu réew du ko caaxaane ba tax na du nangu mukk financement parti politique di jógee ci fu leerul Aïda Mbodj ak li mu ko doon jaay cekki ak di ko kaañoo keroog ci TFM di wax ne lu aju ci ba ñuy woote lii di adjoint maire bu Bambey kenn ci aw ñooñam moom Aïda Mbodj moo ko duma ba mu xool jant bi Fatou Sène nee na dégg na li Aïda Mbodj wax waaye dafa waroon a xam ne moom 22 voix la amoon man ma am 13 voix te 13 voix yooyu ci aw ñooñam laa ko jëlee te combat bi du woon digganteem candidat boobee ak man li mu war a wax te yàlla tax bu dee day waxal yàlla rek moo dina wax waa Sénégal keroog ba ñuy voté jëm ci conseil départemental bu Bambey Bambey gi yépp ñoo ngi fàttaliku duma yu mitti yëma ko duma woon dama ko caa dóor ba mëqal ko suuf. Electronic Corp ak seen marque bi di Beko Universel Pousse ak seen savon de Marseille créole ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi.
jërëjëf Mamadou Mouhamed ñu ngi leen di gërëm mbokk yéen ñi ànd ak RFM ci xibaar yi bokkoon na ci dogalam njiitu réew mi président Macky Sall ci état d'urgence bu nu toftalab couvre-feu ci Ndakaaru ak Thiès li ko dalee ngoon bu 9h ci guddi gi kon noonee lay demee ba ci ëllëg sa 5h du matin li ko waral di tolluwaay jàngoro yi ci réew mi président gis ne l'heure est grave yëf yi yéeme na maire bu Wakaam moom dafa gis sax ne confinement di tëjub fukk ak juróom ci fan loolee ci ñu dimbalit ñenu ca war a jàppale ci boobu diir loolu doon na pexe ci gis-gisu Samba Bathily Diallo ñàkk bi it président Macky Sall démb xam le ni waxtaan na ci waa kër docteur sàkku ci ñoom ay tëralin ñu taxawal ko stratégie boo xamante ni bu ñëwee Sénégal boobu ñàkk ci la ñu koy defee njëkkee ko waa kër docteur rek ñi ko gën a yelool ca jàngoro ji gën a soxor ci ñoom. leneen ci xibaar wàllu yoon Senelec Akilee tey jii le tribunal du commerce di ci àddu kër gi di Akilee mooy sàkku juróom-benn milliards ne bor mu ne ci këru courant gi Senelec jamono yi Senelec ci boppam bëgg a niilal contrat bi dox diggam ak ñoom. Abdoulaye Diop moo nekkoon ci technique bi El Hadj Assane ci micro bi Yacine Pouy bu service digital ñu koy gërëm ci